Alors, salaamaaleykum pour suñu 5e leçon jàng alxuraan ñu ngi avancé ndànk-ndànk yaakaar naa ne leçon yi ñu jot a jox des topp ngeen leen réviser ko xool ko joué waat ko ndànk-ndànk kon donc ñu ngi ñëw continuer tey te def ay lettres yu bees xëy nag ay règles yu bees et ñu tàmbali nag di dajale ay lettres pour def ay mots daal te ñu defee mots yooyu xam bu baax mot bi naka lañ ko war a lire et wax tamit lu muy tekki su fekkee jar na ko ñu expliquer ko donc su ma xoolee lettres yi ñu jot a def am na bi baa bii bu siin boo xam ne tamit mën nañ ko bindee nii su fekkee dafa am yu mu taqalool def nañu bii muy më boo xam ne tamit mën na am ni lañ koy bindee bu fekkee am na lu mu taqalool def nañu alif def nañu laam wax nañu bu fekkee laam bi par exemple bu ñu bëggee wax laa dañuy def benn alif nii ci biir mais dañ ci delluwaat jàng nañu tamit li ñuy wax xë ñu koy bindee nii mais su fekkee dafa nekk ci mujje ñi lañ koy bindee jàng nañu tamit li ñuy wax raa ok jàng nañ tamit li ñuy wax xaa boo xam ne bu fekkente ne mujjewul ci mot bi moom ñi lañ koy bindee comme ça mu mën a coller ak bi topp ci moom yaa xam lan la doon lu mën ci doon donc yi lañu sa am je crois donc nañu commencé combiner bu baax defar ay mots waxtaan ci tuuti après di continuer avancer ndànk-ndànk waxoon nañu tamit affaire alif bi nga xam ne dafay am ku muy àndalool lu mel nii mën nañ ko teg ci kaw mën nañ ko teg ci suuf ça dépend bu fekkente ni i la kii i lay doon i a parce que alif la ak ki muy àndal dinañ def u oups voilà dinañ def u donc yëpp gis nañu ko te lettres yi ñu wane fii yëpp dañuy am a i wala u baa bi bu saa si su mi ma mu a i u la li lu hë hu ha ak yu demee noonu waxoon nañu tamit moo bu fekkente ne dafa mujjee du ñu jéem a xool ndax a la wala i wala u kenn du ko dégg comme nañu wax bismillah alam bu doon alam yi mooy da ngay continuer di lire kon da ngay dégg më bi wala maa bi wala moo bi jàng nañ tamit 3 bu couché bi nii wax na nañ koy teg ci kaw lettre bi bon am lu mel nii bu fekkee laam la day tax buñ koy moom bu ñu amoon lu mel nii li mu nekk balaa day nekk balla bu fekkee dama defoon nii ñu ngi fàttiku damay wax ballaa ñaar dafay gudd ñaar laa ok donc règle yëpp dañ koy topp nag chaque fois rek ñu rappeler leen comme ça ngeen koy jàng ndànk-ndànk ba mu mokk kon léegi ñu jàng tamit benn lettre bu bees après commencer def suñuy mots yi beneen lettre bi mooy bii bu am solo kii ñu ngi ko tuddee nuun nuun comme ñeneen ñi ko jiitu tamit mën a nekk naa mën a nekk nu
mu nekk nii naa nu nii. Bien sûr mën nañu am tamit lu mel nii te bu am solo la bu am solo mooy nuun na boo xam ne dafa ànd ak 3 bu couché bi ñuy wax 3 bi couché bi mooy tekki ne lettre bi dañ koy wax ñaari yoon anna au lieu de ana anna pour nekk ñaar bu fekkee dama def alif ci ginnaaw comme su ma defoon nii nuun pour yokk alif nii def nii def sama lii a bi bii bu fekkoon ne par exemple dama am fii benn ba mettons ma def ko rek bu di nekk bunna voilà yooyu nag xëcc yooyu koy guddal noonu dafa am règle bu ñu war a topp ki respecté loolu nag muy génne son bi alxuraan yi muy génne ci yooyu la nga tuddee tajwid foofu la jóge léegi kon mën naa bind comme ni ñu ko xoole woon ba le passé ñu fi mujjee jàng bismi parce que lu rond lii moom wax nañu ne du nekk a du nekk u du nekk i bismi kii alif ak laam mu defaat beneen laam def lu couché 3 couché après ma def lii def nii allahi bismillahi ñu ngi waxoon tamit am na ñoo xam ne bu fekkente ne dañuy am 3 bu couché bi laam bi kenn du ko dégg day dem yoonam bismillahi ñu continuer ra waxoon nañu ne am nañu ra kii ñuy fàttaliku moom nii lay def tamit normalement bu fekkoon dafa mujjee mais fii dafa am ñu muy collé kon boog li ci suuf kenn du ko bind li du ci bokk moom moo nekk nii fii moo nekk nii amul genn gi ra ok ki tamit ra ok ñu gis ñu koy defaree nii mun naa def tamit nii alif ak laam wax nañu ne al léegi su fekkee ki ñëw na nii ak lii kenn di wax arra bu boobaa kii day dem yoonam kenn dootu ko gisati kenn du ko dégg kenn du ko wax ok mooy loolu dafay dem yoonam donc nee na arra après su ma defee nii arrah nekkul rahu arrah après ñun xam nañu bii mooy miim normalement miim bi nii la def bu fekkente ne moom kenn la moo mujjee mais comme dañ koy coller ak bi ci topp nii lañ koy bindee nii voilà léegi bu ma buggee mu nekk ma nii lay doon ma su ma buggee mu nekk ma ñaari yoon damay def ni sama alif ci ginnaaw bismillahi rahma après bii moom xam nañ ko léegi
bu bees la. bismillahi arrahmani bismillahi arrahmani bismillahi arrahmani. voilà kon boog léegi ñu jàng li di avancé. li ñu waxoon mooy bu fekkee dañu arrêté fii bismillahi rahmani du ñu wax nii. bu ma taxawee bismillahi rahman mais su ma nar a continuer damay wax bismillahi rahmani rahim. moom la ñuy bind léegi nii alif lam ra. mais comme al bi dañuy am 3 renversé bi kii dafay dem yoonam kenn du ko gis kenn du ko wax daal en fait dañ ko bind dañ ko gis ci livre bi mais doo ko wax. bismillahi arrahmani rahim. après ñu lay def nii léegi maa ngi bind suñu xaa bi ñu doon wax te ngeen xam ne fii moom rax lañ ko waxoon fii rax. bu ñu ko defoon sànq kii moom rax la woon rax mais fii moom xii raxi. léegi ñaari tomb yi ngeen di gis nii fii bu ñu buggee xii bi nekk ñaar guddaay bi ñaar lay doon du ñu wax raxi ñaar longueur bi temps bi ñaari temps lay doon. raxi benn temps la raxi ñaari temps lay doon ñaari temps. d'accord après mën naa def nii bu fekkee mim bi moo mujj. kon su ma boolee lii yëpp fii dañoo xam ne bismillahi arrahmani bismillahi arrahmani arrahim ñaar ndax kii moo tax bu àndee ak kii ñooy di ànd rahim. bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim. léegi li ma leen waxoon mooy kii mën na nekk rahim nii rahimi. bu ma waxee bismillahi rahmani rahim la bay continuer. bu ma déggee mii bi moom foog ma continuer. bi ñuy wax bismillahi rahmani rahim. bu ma defoon kii taxaw fii damay wax bismillah arrêté parce que continuer wu moom. su ma ñëwoon ci kii damay wax arrahman du ma wax nii arrahman parce que dama arrêté ci nuun bi ci fin bi fii dama arrêté su ma arrêté rahman. même chose aussi kii su ma ñëwee fii moom tamit rahim du ma wax rahimi. même su ma gisee ibi fi tam du ma ko liir rahim. léegi bismillah arrahman arrahim bismillahi rahmani rahimi. bu fekkee damay continuer su fekkee dama arrêté bismillahi rahmani rahim. voilà donc déjà kooku bon xam naa ñëpp mësuñ ko dégg moom bismillahi rahmani rahim. li ci mën a bees rek mooy comprendre
comme nu ñuy répéter lettre bi 2 fois comme ñu ne arrahman ñaari yoon arrahman au lieu de arrahman arrahman ngeen xam ne léegi nag rahma ñaar peut-être yooyu bees la xamu leen ko woon rahim kenn du wax miim yooyu ngam ngeen di jàng mais peut-être lettres yi xamoon ngeen ko peut-être mots yi xamoon ngeen ko mais règles yi nag ci nekk ñi ñu ko war a liire xëy na loolu moo doon ump bi léegi ñu dolli encore quelques lettres après ñu arrêté pour tey mais da ngeen war a jël réviser waat kii ngeen passé waat ko parce que guddul ay leçons yu gàtt la pour ngeen am seen temps dañu yàkkamti di ngeen gis ne li ñuy avancé nag da ngeen di gën a gaaw a xam ndax li ngeen jàngoon mooy ñëwaat répété waat après dafay yomb d'accord léegi xam nañu ne kii mooy al kii mooy xa kii mooy miim waaw léegi ñu jàng benn bu bees tey nag boo xam ne mosuñu ko def nii la mën nañ ko bind nii tamit ñaar yëpp kii mooy dë kon fii su ma defee nii ak sama kii muy al xa du alhamdu bien sûr alhamdu su fekkee damay continuer alhamdu mais su fekkee damay yem foofu dégg nga alhamdu bu boobaa day mel nii la mel alhamdu bu boobaa tamit dañu jàng daal bi dafa am particularité dafa am spécialité moo yeneen ni lettre ñoo xam ànd ñoom dañu spécial li ñu leen war a wax bu fekkente ne dañu am kii dañ ko jàng loolu bu fekkente ne dañu am kii dañ ko jàng alhamdu naa di jox tuuti rek alhamdu wala alhamdu gis ngeen différence bi alhamdu dañ koy dégg dë bu dëgër alhamdu au lieu de alhamdu voilà am na yeneen lettres yoo xam ne même règle la tamit bu ñu àndee ak rond bi nga xam ne du a du i du u mais dafa am rôle bu important kon léegi ñu arrêté fii ba beneen yoon ñu continuer